بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشافعنا ونبينا ومولانا محمد عليه الصلاة والسلام ginnaaw bi ñu sante yàlla julli ci Yonent bi alayhi salaatu wasalaam kon xam naa incha allah suñu direct tey nekk suite ci yi nga xamante ni tàmbali woon nañ ko di ko jàng depuis semaine bee passé alhamdulilah commencé woon nañ ci wàllu jàpp ba tamit demoon nañ ci yi nga xamante ni moom mooy farata yi naka lañ ko yoonale commencé woon nañ ci yi nga xamante ni tamit day laaj maanaam njàpp ba bii passé tamit tàmbali woon nañ ci yi nga xamante ni dafay yàq njàpp alhamdulilah yi yàq njàpp cité woon nañ ci maanaam tuur ndox maanaam saw dem àll ba ngelawal masyu mooy moom la ñuy wax liquide séminal wadd yu moom mooy liquide post urinaire waxoon nañ tamit le fait de toucher une femme maanaam laal jigéen su ko defee tey incha allah ñu avancé ci yi nga xamante ni ñoom ñooy yàq njàpp ci yi nga xamante ni ñoom lañu cité woon biñ ci yokk beneen mooy nelaw maanaam ay nelaw yu diis nelaw yu diis wala nelaw yu yàgg maanaam waxoon naa ba tey ni incha allahu ci fi nga xamante ni fa la ñu ëpp lu ñuy sukkandikoo moom mooy ci mazhabu imam Malik ngir ni ci waat nelaw yi aussi tamit dafa am ay wuute yoo xamante ni moom moo am selon borom xam-xam yi waaye ala kulli xaal li nga xamante ni rek moo ñu intéressé fii ñu war ko jàpp mooy nelaw yu gudd te diis suñu waxee lool donc ay question dañuy posé wu maanaam ay laaj dañuy laaj seen bopp mooy kon nelaw yi nga xamante ni dafa gàtt te diis lan lañ ci xalaat nelaw yi nga xamante ni tamit dafa gudd maanaam waaye diisul lan lañ ci xalaat bu boobaa dañ naan su guddee rek wala mu diis dafa yàq njàpp bu boobaa te it bon diisaay bi la ñuy bàyyi xel maanaam diisaay bi mooy le fait que nit ki dem ba nga xamante ni perte na contrôle ci mbir mi kon dañ naan nelaw yi gàtt te oyof dara nekku ci maanaam waa ji 10 minutes 20 minutes la tëdd et que ni perdrul benn yoon maanaam connaissance ci mbir yi maanaam li doon xew yépp ci néeg bi mu ngi ko doon xam mu ngi ko doon dégg maanaam daa tëdd noonu rek di dallu kooku njàppam yàquwul bu boobaa tamit dañ naan nelaw yi gàtt te diis day yàq njàpp nelaw yu gudd te woyof dañuy sopp nit ki jàpp jiwaat maanaam refaire ses ablutions sont recommandées maanaam c'est recommandé qu'il refasse ses ablutions waaye tamit su fekkee ne dafa gudd te diis moom sikk nekkul ci ni dafa yàq njàpp foofu tamit am ay mbir yoo xamante ni yu mat a leeral la mooy lan nañuy jàppee nelaw yu diis nelaw yu diis mooy nit ki su fekkoon dafa yor dara muy nelaw ba mu wadd te yëgu ko loolu dañ koy jàppee lu diis wala am koo xamante ni ñëw na dugg ci néeg bi ba génnaat te yëgu ko maanaam lépp loo xamante ni day tax nit ki yëgul dara li xew loolu day yàq njàpp est-ce que dañ koy natt kon nag ci xarang déedéet nit ki mën nay xarang te fekk ni njàppam yàquwul ngir xadis Seydina Abdullah ibn Abbas radiyallahu taala anhu bi nga xamante ni mi ngi ci saxiix yi muy wax ni dafa nekk kër yonente bi alayhi salaatu wasalaam parce que yonente bi moom moo takkoon tàntaam donc du coup léeg-léeg dafa doon fanaan mais boobu ndaw la woon mu ni ma dem ba dégg yonente bi alayhi salaatu wasalaam muy xarañ mu ni waaye mu jóg directement daal di julli loolu mooy wane ni kon njàppam yàquwul te it xarañ gi firiwul ni directement que ni nelaw yi dafa diis donc loolu du ci dara am na ay nit yoo xamante ni dañoo gaaw lool ci xarañ te amaana nekkul ni seeni nelaw dafay diis donc loolu ñu bàyyi ko xel boobu mooy premier bi deuxième bi moom mooy laal zakara nit ki le fait de toucher ses parties intimes su fekkee ni góor ñu bàyyi ko xel léegi jëmmi laal zakara aussi dafa am maanaam masala la boo xamante ni wuute daf ci am ci boroom xam-xam yi waaye su fekkee dañu jàpp maalikee yi ñoom moom dañu jàpp ni ñoom ak xanafiye yi ñoom dañu jàpp ni nit su góor bu laalee zakaraam jàppam dafay yàqu am si ñoo xamante ni jàpp nañ ni nit bu laalee zakaraam njàppam du yàqu
li ko waral mooy parce que dafa am ñaari xadis. benn xadis bi yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafay wax ni nit ki zakaraam cër la ci moom rek comme ni nga xam te noonu la xar kanam nekk cëram ci moom aw kama qaal loolu ñi jàpp loolu lañu wax mooy kon su fekkee ni da ngay laal sa xar kanam sa njàpp du yàqu kon boo laalee sa zakara sa njàpp du yàqu. am si ñeneen ñoo xamante ni dañu jàpp ni ngir dafa am beneen xadis boo xamante ni yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafay wax ni képp ku laal zakaraam na jàpp ji bépp jigéen bu laal payam na jàpp ji. waaye su ñëwee ci ngiru imam Malik mooy teqantal daf ci am mooy entre góor ñi ak jigéen ñi. góor bu fekkee dafa laal zakaraam maanaam dafa laal awraam mu laal ko maanaam ak póom yi maanaam liy weex ci loxo ci loxoom donc kon moom mooy tënk yi lii la ñuy tuddee tënk ci wolof mooy li ngeen gis nii muy weex lépp loo xamante nii moo xam ci li nekk ci baaraam yi la wala diggante bii rek lu ci laal zakaraam njàppam day yàqu. léegi am na 3 conditions. condition bi ci njëkk mooy il faut mu nekk contact direct maanaam sans intermédiaire mooy lan nit ki laxoom ci boppam la laale zakaraam te newul ci kaw tubayam nekkul ci kaw loo xamante ni intermédiaire la bu boobaa loolu ba pare loolu mooy première condition bi. deuxième condition bi mu nekk zakara boppam maanaam bu fekkee ni ku góor dafa maanaam nit ki dafa laal zakara keneen moo xam tay na ko wala tayu ko loolu maanaam mënuñu ci sukkandiku pour wax ni day yàq njàppam. moo tax massu zakar yi ngay gis souvent ci téere yi laal zakaraam. troisième condition bi mooy mbir mi day nekk ci moom maanaam su fekkee dañ ko ngubbi mooy dañoo dagg zakara bi teg ne mu laal ko loolu du tax ñu ni njàppam yàqu na. donc ñetti condition yooyu mooy yi nga xamante ne moom la ñuy wax ni nit ki su dajee ci laal gi muy laal zakara yi boppam loolu day yàq njàppam. léegi nag maalikee yi teg si ni jigéen moom bu laalee zakaraam njàppam du yàqu. jigéen su laalee zakaraam njàppam du yàqu lu dul ni nag dafa jël par exemple baaraamam dugal ko ci biir wala mu ngëb zakaraam wala yu demee noonu mu ngëb payam loolu day tax ñu ni bu dee jigéen la nag bu boobaa moom njàppam dafay yàqu. donc loolu lu mat a bàyyi xel la mooy ni kon góor mu laal zakaraam moo yàq njàpp jigéen bu laal payam njàppam du yàqu. donc loolu lu ci mat a bàyyi xel la ñu wanam ci teqantal googu. léegi nag kon lan mooy àttee jigéen bi nga xamante ni dafa laal zakara doomam daf ko doon couche wala yu demee noonu loolu du yàq njàppam loolu tamit ñu bàyyi ko xel maanaam souvent ñun ni ñu bëggee di yàq njàpp nit ñi dafa xaw a léger torop quoi donc loolu tamit yàqul njàpp voilà loolu tamit lu mat a bàyyi xel la. donc ci laal zakara loolu la woon ci nelaw yi yooyu la woon xëm dafay yàq njàpp tamit parce que nit ki dafay perte conscience comme dootuñu nekk ci dara lu leer ci mbir yi li leer moom mooy ni bu boobaa dañ naan kon njàppam yàqu na. ñu mu tuddati ak say maanaam xaw ma trans lañ koy wax xaw ma maanaam di say di daanu ay crise ak yooyu noonu loolu tamit dafay yàq njàpp voilà. ak perte connaissance maanaam carrément loolu tamit day tax ñu ne nit ki tamit njàppam yàqu na. apostasie génn gi nit ki di génn ci diine ji tamit day tax tamit day yàq njàpp. beneen bi tamit moom mooy mandi maanaam nit ki su naanee sàngara ba mandi nga xamante ni perte na connaissance carrément kooku tamit njàppam dafay yàqu. donc yooyu mooy yi nga xamante ni day yàq njàpp. donc comme niñ ko limee woon bii passé boo ci tegee yii nga xamante ni ñoom ñuy wax maanaam ce sont ces 9 là en gros wala yu ko ëpp tuuti c'est ça qui annule les ablutions. voilà donc ci yeneen yi nga xamante ni da ngay dégg ñu naan woy day yàq njàpp par exemple laal ginnaaw maanaam nit ki jigéen ku góor wala ku jigéen laal ginnaawam loolu yàqul njàpp. voilà nit ki sangu ba pare le fait que mu def yaramu neen loolu yàqul njàpp. voilà nit ki mën naa def yaramu neen di jàpp incha allah peut-être dinañ am benn vidéo boo xam ne dañ koy def sax ci yenn question yi man ak sama frère bi mu poser question yi incha allah ñu def benn genre simulation ñu tontu ci laaj yi nga xamante ni souvent nit ñi dañuy jàpp ni yooyu dafay yàq njàpp alors que dëgg-dëgg xaqiqatan yàqul njàpp. donc loolu moo nekkoon incha allah darsu tay bi bii di ñëw incha allah dinañu dugg ci yi nga xamante ni soit mooy les actes recommandés ak yeneen masala yoo xamante ni dañuy wër-wërloo ci wàllum njàpp ba buñ ci noppee nag doog a avancer ci yeneen yi
xam naa incha allah beneen jour sax peut-être dinañu def direct bu xaw a gën a gudd boo xamante ni day nekk genre question réponse maanaam nit ñi di bind seen question ñu di ci tontu directement ñuy jégaluwaat bu baax ci kàddu yi lu ci dëngu ci ñun ñi doon wax la lu ci jub yéene bi ëppoon na loolu wallahu taala alam assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.